téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey si àllarba gi ñu am mbégte di dalal El Hadj Gorgui Wade Ndoye nekk journaliste fondateur du magazine panafricain Continent Premier naka noonu El Hadj Gorgui Wade Ndoye moom mooy initiateur du gingembre littéraire monsieur Ndoye maa lay dalal jàmm ci plateau kennu askan wi fii si ITV man la laa war a wax sax monsieur Wade wala monsieur Ndoye. El Hadj Gorgui Wade Ndoye laa tudd. xam nga mag ñi dañu xoroon. sam papa El Hadj Aliou Ndoye bu Colobane Tëngéej. oui mu ngi ma tuddee kilifa gu mag bu nekk Mbour. El Hadj Gorgui Wade bu Mbour bu 11 novembre. ñoom ñëpp nekkoon ay mu xaddamu. Alaaji Mansour Sy bu mag. comme ñoo nekkandoo woon daara daan rootandoo daan jàngandoo. bi sama turandoo El Hadj Gorgui Wade bu Mbour demee Makka mu jox ma tur finalement aw ma tur Alaaji mooy ku dem Makka góor gi mooy kilifa. Wade Ndoye ay sant la. alors di am mbégte di la dalal si plateau kennu askan wi fii si ITV. alors El Hadj Gorgui Wade Ndoye suñ ko waxee rek suñu xel dem si Suisse. dëgg la naka noonu nga nekk taskatu xibaar. nekk fondateur. magazine panafricain Continent Premier. naka noonu tamit nga basé wu sa Suisse. nekk tamit correspondant particulier bu yéenekaay bii di Le Soleil. dëgg la merci mu nekk lu am solo alors. nga initié gingembre littéraire. gingembre littéraire. waaw alors d'abord. lu tax lan moo la si poussé. ba nga amal bile initiative. waaw d'abord ma remercier ñi ñuy déglu yëpp fii si ITV. di ñaan yàlla liggéey bi ngeen di liggéey yàlla na ko yàlla gën a yokk te yaatal ko parce que yéen a ngi liggéey bu am solo si bindi bi si internet bi ak si télé bi lii waral gingembre bi mooy mënoon nañu wax café littéraire mais café dafay nuru trop yoo fi tubaab alors que gingembre am na Sénégal am na Afrique am na Inde ak feneen ak am na benn côté boo xam moo gën a yaatu benn ñaareel bi xam nga gingembre dafay faj et puis aussi comme ñun duñu invité rek ku bind livre dinañ invité aussi borom xam-xam. boo xamante ni xelam màcc na si wàllu santé. si wàllu économie wala leneen au lieu que ñu naan gingembre littéraire on a préféré pour être pour gën a yaatal Afrique. pour gën a doon li ñu doon mooy enracinement bi Senghor doon wax ak ubbeeku ouverture moo tax ñu jël loolu. léegi nag beneen bi mooy que il faut que africains yi ñuy waxal seen bopp. parce que tubaab bi toujours ñooy wax ñun ñu doon. kenn du ñu déglu. parce que souvent nekk ñu fi woon. moo tax ma ne ITV yàlla na fi yàgg. amiin yal na yàlla nangu. ñaan bi nekk na lu am solo. alors gingembre littéraire bi mooy deuxième édition. dëgg la. laataa may ñëw sax si édition ren bi. waaw bu njëkk bi atum 2019. Rufisque la woon. waaw lu tax choix wu Rufisque. waaw c'est que affaire bi. pourtant c'est très simple xam naa ñu bëri dañoo xam ne parce que moom waa Tëngéej la mais non dañuy def vote démocratique. oui si internet bi si Facebook bi sama page bi. ñu bëri ne dañ ko bëgg organiser. léegi nag waa Tëngéej waa Saint-Louis ak waa Dakar finalement ñoo mujjee gagné. ñu jox leen ko bi ñu leen ko joxee nag ñoom tamit taxaw bu rafet. loolu la daal c'est que am na ñoo xam ne est-ce que c'est pas de ay communes les anciennes communes mais c'est un hasard la dafa dem rek tollu si loolu waaye tamit doon na neex man mi dëkk doomu Tëngéej war a am lu am solo li Sénégal yëpp àdduna bi yëpp di ko déglu commencé Tëngéej commencé nag ay jigéen jiital si Aminata Sow Fall Mariama Ndoye Rahmatou Seck Khady Fatimatu Ba ki benn écrivaine bu bees la madame Yéli poète Yéli Fall professeur Mamadou Dramé bu université modéré ko moom rek si nekkoon góor si débat boobu parce que tamit nee naa jigéen ñi suñu leen joxee cër si suñu àdduna gën a neex mu nekk lu am solo alors ren ji thème bi mën nañu wax ni vivre ensemble dëgg la vivre ensemble lu tax vivre ensemble da nga jàpp ni vivre ensemble dafa sooxe si réew mi dafa sooxe si Afrique rawatina Sénégal wala lan la lu dëgg la ndaxte sooxe na bu baax a baax ndaxte soo xoolee nit ñi li ñuy wax ci Facebook yi ak saagante yenn politiciens yi ñu fi daan dégg du ma tudd turu kenn mais xam nañ ak xale yooyu ñu fi tëjoon ndaxte dañu saaga ay kilifa wax jooju ñaawoon na ci dëkk boo xamante ni kàddu daf fi am solo muy dëkk bu mel ni Sénégal dëkk boo xam dëkku catholique la dëkku jullit dëkku aada moo tax débat boobu xam nga amal nañ ko sax Université Gaston Berger moo doon débat bi ñuy def mooy numérique et citoyenneté numérique
recteur bi ñëw dafa ngandab discours d'ouverture Ousmane Thiaré yeneen collègue am yi ba pare ñu invité aussi ay journalistes comme ñoom Adama Sow bi ngeen xam Amadou Tidiane Sy après nag biñ paree jógee foofu nañ dem Ndakaaru wax li ñu tuddee patriotisme économique muy mooy sa liggéey sa koom-koom nan ngay def ba mu amal la njariñ li nga war a dem di ko jëndi feneen xoolal macha allah nga baal ma. sa chemise bi ni mu rafetee nii. li de africain la. mais si lui c'est macha allah. lan moo tax man ma war a jël costume cravate toujours alors que lii mën naa ko sax déjà adapté na si tàngaay bi ñu am. nooy na. te neex na si gisin. loolu mooy patriotisme économique. su ma naree jël fay tamit xaalis pour fay ko yeneen journaux yoo xam dañuy saaga si àdduna bi fële. naa jël sama xaalis ma jox ko ITV wala beneen journalu Sénégal. loolu mooy patriotisme économique. alors léegi vivre ensemble bi. ren jii si seen deuxième édition. waaw da ngeen di tàmbali fan Casamance. Casamance Ziguinchor. Ziguinchor lu tax. parce que Ziguinchor ak Sédhiou. même mën naa si sax boole Kolda 3 régions yi composé Casamance. mooy que dañu am solo si xolu Sénégal. am solo si dëkk bi nga xamante ni territoire naturel bi nga xamante ni moo tudd Casamance. moo tax ngeen jàpp ni Casamance terre des femmes. terre des femmes. terre des femmes ndaxte tey jii. li nga xamante ni mooy nekkinu nitu Casamance. si jigéen la jóge ndax jigéen ñi ñoo nekkoon si doon bay. riziculture bi jigéen ñi ñoo nekkoon aussi résistante yi Aline Sitoé Diatta jaruma ko te Aline Sitoé du moom rek am na yeneen i ay jigéen yoo xamante ni Casamance dañu góorgóorlu woon ñefe ba nga xamante ni aar seen nekkinu nit ku ñuul. ndaxte Casamance moom moo na wax Casamance dindi si jigéen ñi ñooy l'alpha et l'oméga. de l'identité casamançaise. waaw ñoo jëkk ñoo nekk ci digg bi ñoo mujje loolu yëpp li tax ñu dem Casamance nag mooy dëkk la boo xamante ni si ñun Sénégal sori nañu. te jàmm mu am Casamance Sénégal yëpp lay neex sa image yi nekk ci ginnaaw comme image yu rafet la. beneen bi mooy que Sénégal tey lépp benn la pétrole bi ñuy wax Tëngéej. bi ñuy wax Saint-Louis. pétrole boobu aussi waa Casamance ko moom. ceeb bi ñuy bay biir Casamance si suuf ceeb boobu aussi waa Sénégal ko moom. loolu mooy wane ne Sénégal benn askan la benn dëkk la. mais justement. Casamance boobu sax dañ fay taxaw. dëgg la ndax actualité la. gis nañ dem attaque bu fa am ak tamit sortie bu Salif Sadio. alors Casamance saa yu ñu yaakaaree mbir mi macha allah. sedd na dara amatu fa mais dafa mel ni daal ba léegi nii. affaire yi des na. waaw xam nga nag fan yi yàlla dogaloon na. ba at yi yëpp. nañ ñaan yàlla ñi nga xam ñëpp ñoo si nekkoon doon si góorgóorlu. góor ak jigéen nguur geex ñi nekk si suuf kenn xamu leen. journaliste yenn yi parce que rôle journaliste dafa am solo si wàllu construction jàmm si dëkk. ñooñu ñëpp nañ leen sant waaye c'est vrai que bu ñu nelaw bu baax. ñi nga xam te ni nag ñu ngi continuer di def loolu ñu ngi leen di ñaan. ñu xam ne Casamance dëkku ñëpp la mooy que dafa yaatu. brassage culturel bi mooy bi ngay wax nii. moom nañ war a sax waxtaanee Sédhiou. dëkk la boo xam ne wolof yi ñu nga fa. njaago yi ñu nga fa. mankaañ yi ñu nga fa. jullit yi ñu nga fa. catholique yi ñu nga fa. ñi nga xam ne xërëm lépp nga fa amul benn région. bu gën a am diversité culturelle bu lu du Casamance. mais suñ taxawee tuuti si Casamance. El Hadj Gorgui Wade Ndoye. waaw nga Malick nekk taskatu xibaar. alors nga yàgg gëstu. Casamance yow. si sa gis-gis. ban yoon lañ war a mën a jaar pour jàmm am fa sax fa dàq. amiin yaa rabbi d'abord jigéen ñi ñu gën leen jox gët. mooy plateforme des femmes bi fa nekk. ay Isoforal ñoom ñu ngay ñëw. si suñu ñoom Ndeye Marie Thiam. mais yow xam nga leen. oui ñoom Ndeye Marie Thiam macha allah. ak madame Cissé et toutes ces personnalités et puis artistes yooyu ñoom Koumbi Sora. ak ñoom journalistes yi fa nekk madame Sali man dama yaakaar ne nañu gën a jox gëdd jigéen ñi parce que su mettee si ñoom lay gën a metti. su neexee si ñoom lay gën a neex ak si xale yi. nañ leen déglu bu baax parce que seen plateforme dafa am doole. beneen bi mooy que. bu fekkente ni dañu jël ay engagement par rapport ak yenn groupe yi
nañ fexe ba respecté ko. ñoom tamit respecté engagement yi c'est important. C'est important non il faut le dire noir sur blanc. beneen bi aussi mooy ñoom ñi nga xamante ni ñoo jàkkaarloo nguur gi parce que nguur gi ñëpp la fi nekkal. su ñoom tamit suñu waxee dara nguur gi nañu respecté li nga xamante ni moom nañ sax parce que tamit jékki-jékki mu neex nga kii mu neexari nga indi leneen nañu waxtaan te bu ñu dóorante loolu mooy vivre ensemble grand. loolu moo tax ñu dem Casamance. alors soo leen jógee Casamance. da ngeen dem Sédhiou. waaw en fait biir Casamance. oui en fait Ziguinchor dañuy dem Sédhiou. oui waaw parce que ñoom ñëpp benn la. Sédhiou nag wàllu brassage culturel bi moom it. te fala tamit suñu ministre de la communication. Abdoulaye Diop dëkk moom fi mu nekk c'est le premier mooy jëkk nekk ministre Sénégal su communication ak culture boo xam ne day ñëw présider gingembre kon nga xam ne léegi gingembre bi am na doole joo xamante ni macha allah. te événement bi le 4 ak le 5 la. le 4 ak le 5 mooy. weekend bii nii oui incha allah mu nekk lu am solo. dëgg la alors dañuy des tamit ci wàllum gingembre yi. waaw dafa am gingembre littéraire. naka noonu gingembre économique. gingembre politique aussi am na alors. lu tax ngeen bëgg. raatale pàcc yooyu yëpp. da ngeen jàpp ni maanaam pàcc yooyu yëpp soo leen ko raatalee li ngeen di séentu dina am nekk parce que xam nga vivre ensemble mooy nan na nit ñi nekkoo. ba nekkin bi gën a rafet. mënul waxul ne du problème du mënul am comme li ñu waxoon léegi biir Casamance. si biir kii yooyu noonu attaques yooyu. mais dañuy jékki-jékki nit ñi toog waxtaan. économie soo amul xaalis pour nga joxe dépense dafay metti mais nan ngay fexe ba sa économie dëkk amal la njariñ. nan ngay fexe par exemple su journaliste bi waree liggéey ñun au lieu que ñuy branché wu si beneen chaîne. ñu branché wu ITV. xam nga loolu grand lu fort la. santé bi am na solo soo jëlee def nañ fi gingembre boo xamante ni ak Socé Fall. mooy directeur général adjoint la bu OMS. sénégalais la Awa Marie Coll Seck. histoire invité nañ fi ku mel ni Penda Mbow. mu ñëw ba Suisse defal ñu fa conférence. même sa collègue bi. Alassane Samba Diop moom fekk na ñun li ñuy def fële te yàlla tax mais nag parce que ñun suñu waxalul suñu bopp te def ko si waxin bu rafet am fayda tubaab bi du ñu fale. mu nekk lu am solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey El Hadj Gorgui Wade Ndoye nekk journaliste. nekk tamit fondateur bu magazine panafricain bi ñuy wax Continent Premier naka noonu El Hadj Gorgui Wade Ndoye moom mooy initiateur bu gingembre littéraire mën ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 74 74 88 628 74 74 am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk ci ligne bi allo. allo kooku dem na alors beneen pàcc bi. mu soxal Covid 19. Covid 19 bi xam nga tamit jàpp ni opportunité la. mën na doon opportunité bu mag. bu fekkee ci Afrique. jeex na parce que xam nga tamit. man ça fait maintenant ñaar fukki at may dund ak tubaab yi ñoom li ñuy jéem a ñàkkal fayda yëpp yabuñu ñu. mais nag il faut que ñun africain ñu jóg taxaw nag xam lu ñu moom ñu doxaleen ko. tout dëgg je me rappelle d'ailleurs même suñu président ñëwoon na indi baal ma am na ku nekk si lim bi ñu jël suñu téléspectateur bi ndax mu ngi insister allo. allo. allo oui. allo. allo. allo oui El Hadj ça va Ndiobara. naa ni déggin bi jàppaniwul du ñàkk mu woote waat. soo xoolee même Macky Sall ñëw na université Genève. mu nga def conférence bi naan ko Afrique de demain mu ne leen non Afrique tey nañu war a wax mais nag ku nekk si ñu dafa am rôle boo xamante ni moom nga si war a liggéey ba liggéey boobu ñu mën ko nekkal ndaxte économie santé sociale culture ñoo ànd waaw soo dindee culture dëkk bi dinañ am xaalis mais duñ doon ay nit ay rabu àll nañuy doon yàlla ci yàlla musal soo indee économie am culture mooy nit ñi lekk ñu saak bu amul lu si ne du taxaw nit su wérul du mën a def dara xalaatam dafay oyof. allo allo. allo oui El Hadj. allo. ndeysaan ñu koy dégg. ñu lay dégg suñ ko mënee dégg bu baax am na suñu téléspectateur bu nekk si ligne bi allo.
allo oui man la Ndiawar ça va. Ndiawar bismillah. suñ mënee baal nga yëkkati kàddu gi ñu dégg la bu baax. El Hadj moom tey dama kontaan quoi ki nga invité kooku la ñu tuddee suñu góor gi international. ah c'est bien xoolal suñu mënee baal nga yëkkati kàddu gi bu baax Ndiawar. góor gi international nag laa la wax tey yow dama kontaan tey quoi. di wax waa régie suñ mënee may ñu mën a dégg Ndiawar mu ñuy woowee depuis Italie. ndax déggin bi faible na trop. allo. allo oui pourtant maa ngi je vous entends bien. waaw ñoo la déggul baax allo Ndiawar waa bismillah. waaw dama ni tey ki nga invité nga tey ku bëri xam-xam. ku ñu tuddee góor ñu ngi koy tuddee góor gi international. muy suñu góor gi international. vraiment c'est mbégte la di ko déglu chaque fois. xam nga et puis di ko suivre ci page Facebook ak liggéey bi muy def yëpp quoi. gis nga pour mu lu muy waxee rek si nu mu tuddee gingembre économique. allo. allo oui yéen a ngi may dégg. waaw ñu lay dégg Ndiawar. waaw gis nga seen produit yi muy wax ay gingembre ay karité. gis nga produit yooyu soo ñëwee en Europe. waaw gis nga soo dem di jënd lait de corps wala dara nga gis produit karité produit à base de karité ce sont les produits les plus chers en Europe te ñun en Afrique dañ ko ñàkkal fayda. dëgg la gis nga moo tax gis nga diaspora bi am na benn crème boo xam ne vraiment suñu utiliser woon insérer leen biir Sénégal ne serait-ce que ñu jublu seen xam-xam utiliser seen xam-xam rek. loolu mën nañ ci gagner lu bëree. parce que góor gi même ñun nga xam naa sax nañu projeté vraiment gingembre kii bi ñëw ba Italie quoi allo waaw ñu lay dégg bu baax Ndiawar. waaw tey moom dama kontaan parce que vraiment ki nga invité du ku ndaw te bureau mi ngi nekk Nations Unies moom su ma ko waxee xam na ko gars yi ñoo ko xamul nag te gis nga ak modestie bu mu yoree nii. xam nga yore xam-xam yore modestie. il est tellement modeste mais xam-xam rek la teg. c'est dommage que suñu Sénégal suñu état bi ñu utiliser xam-xam yi nekk ci crème bu nekk ci diaspora bi quoi vraiment témoignage rek laa bëggoon indi ci góor gi quoi di ko bëggee nag te di ko mere nañ ko ci date bi. parce que date bi vraiment bu ñu koy def waroon nañu sóoraale parce que tamit suñu ñëw vacances comme ça ñu am chance sax fekk date bi quoi parce que vraiment ak période bii ñëw vacances c'est un peu kii quoi dafa xaw a xëy. su ko defoon ci fin d'année bi peut-être. laa dina mën a permettre gars yi nekk ci diaspora bi su ñëwee vacances découvrir Casamance. découvrir Rufisque en même temps mën a participer ci genre édition yooyu quoi. encore une fois ñu ngi lay remercier. encore bonne continuation. ñu mel ni yéen lañ soxla ci dëkk bi. merci beaucoup Ndiawar moom Italie la ñuy woowee ñu nuyu waa Italie moom fidèle téléspectateur la te faral woote macha allah. xoolal lii rek moo tax àdduna sooy def na nga def ngir yàlla. man xamante wax moom. du dëgg ak ñeneen mais Sénégal ñu bëri ñu ngi fii di góorgóorlu fii ak si biti te yéen ñi nekk fii. ak ñun benn chaîne humaine rek suñ ko defee. ku nekk li nga am mën ko indi ko. si ñëpp lay amal njariñ parce que Sénégal yàlla def na fi barke. yaa nga waxoon Covid bi. Covid bi mooy tubaab yi dañ ne africains yi dañ leen di ramasser dañuy dee parce que ñun. suñu lekk baaxul amuñu ay hôpitaux. tey ñoom si boppam. ñooy bind ne Sénégal a presque éliminé la Covid. pourtant ñun dëkk bu ndaw nañ. dafa mel ni bu ñu rekk xool ne dañu tuuti. bu réyal sa bopp mais bul tuutal sa bopp ba xam ne da ngay ñàkkal fayda loolu du diine. yonent bi def ne al mu'minul qawi xayrum min al mu'min ad-da'if. jullit boo xamante ni dafa am taxawaay am fayda moo gën jullit boo xamante ni dafa xaw a doyadil boppam. ba kenn du ko yi wekk. léegi nag Covid bi il faut ñu waxtaan si. ku mel ni Anne-Cécile Roberts moom tubaab la boo xam ne monde diplomatique la nekk. dafay indi ñëw ne Afrique moo war a dimbali àdduna bi fi mu toll. ci jamono ji waaw mu ne l'Afrique wallaahi mu ne l'Afrique au secours du monde loolu la war a traité Casamance. beneen bi ku mel ni directeur COSEC muy Mamadou Ndione. nekk économiste. et écrivain. ak Abdourahmane Diouf. nga jël ñooñu teg des jeunes écrivains yoo xam ne professeur d'université Assane Seck yi. parce que tey li nga may ma wax ko balaa moo koy fàtte. parce que daje bi neex na lool man dëgg la maa ko sos maa koy ñefe. li si ëpp lépp man maa koy joxe. waaye nga ñëw Sénégal fekk fi ay nit ñu baax ñu mel ni yow. Alassane ak yow ne ñun lii mooy suñu participation ñu def ko si te yàlla tax. xam nga yaa ngi invité man fayuma fi kenn. du dëgg. xam nga jaaruma caisse commerciale. ngeen baal ma nag si waaw. léegi
intellectuels yi ñoom Djibi Diakhaté Awa Ba ak ñeneen madame Seck bu direction pharmacie nationale ñoom ñëpp ñu jógee fi ñu jóge PNA waaw kenn fayu leen ñu ne góor gi li ñu waroon a jox ñun suñu participation la pour Sénégal lii ñu fiy jóge nañ ko dégg intellectuels sénégalais yi journalistes sénégalais yi suñu leen gënee fay dal jox leen seen gët dinañ produire loo xamante ni dootuñu wut ay bureaux internationaux ñuy réfléchir à notre place parce que ki nga xam mooy ñëw xalaat tal la ko intéressé moom lay jël te li si gën a bëri sax ñun suñu xam-xam na ñuy jël transformer ko ñëw jaayaat ñu ko alors que xam-xam boobu pourquoi wàllu communication ñu dem di war a jël ay experts boo xam ne tubaab la wala keneen alors que yéen jàng ngeen li ngeen war a jàng macha allah xam ngeen li ngeen war a xam te xam ngeen ñan ngeen war a waxal muy cible bi te mën ngeen ko wax ci tubaab mën ngeen ko wax ci anglais macha allah mën ngeen ko wax ci wolof kon loolu aussi il faut que nguur gi ñoom ñi nga xamante ni ñoo bëgg Sénégal yëkkati ko muy émergent ak Afrique il faut que tamit ñu gën a jox gëdd waa doomi Sénégal ak waa doomi Afrique alors doomi Afrique yooyu ngay wax ak tamit doomu Sénégal Afrique kon yow da nga jàpp ni vraiment image am foog ñu saytuwaat ko ñu ciwaat ko bu baax mais bien sûr xam nga mais image yu Afrique aussi suñ koy saytuwaat bu baax ba pare di dégg à côté ñu ni Sahel bi mbir mi dafa taq suuf à côté aussi ñu dégg Nigéria Boko Haram lu mu fay def fan yi rek lu ëpp téeméeri nit ñu faat leen si ay rey yu ñaaw a ñaaw loolu tamit est-ce que tamit du des ba nga xamante ni image yu Afrique yow bi nga bëgg ba nga xamante ni tubaab bi dañ ñu koy jox loolu est-ce que du ko yàq dëgg la bu fekkonte ni tubaab laay wax dama naan ils vont nous regarder à l'aune de ce qui nous représente nit ki ni nga jëlee butéel bi nii ndox mi xam nga ni mu forme bi lan moo ko jox butéel bi moo tax mu def nii mënoon na def neneen kon ñun su fekkente ni ñii di jiite seen nekkin rafetul du ñu mën a respecter loolu nañ ko wax léegi mu jeex bu fekkente ni suñu ay population dañuy jël mbalit di ko sànni seen buntu kër di ko sànni si mbedd bi ne lii affaire état la ku ñëw dañ naan waa Sénégal dañu salte te du dëgg Sénégal yëpp saltewuñu mais ñenn ñoo salte tax nag loolu moom la ñu ñëw foto ko yóbbu ko li nga wax dëgg la pour nga ñu wax la nga doon respecter si la nga doon na nga fekk sa waxi ndax jëfin wa ñu mën a ont mais même sax su weesoo loolu tamit wàllum démocratie wàllum politique aussi mën nañ ko waxaale ndax gis nañ Afrique président yu fi wax ni ñoom duñ def troisième mandat ba pare yeewu suba di def troisième mandat loolu tamit bokk na si image yi nga xamante ne dafay ternir Afrique suñu société ni muy doxee oui politiciens yi ñoom ñi nga xam ñoo ñuy représenter ni ñuy nekkee moom la ñenn ñi tamit xool donte leen ñoom seeni agenda muy tubaab yi leneen la dañuy profité naan ñoom de démocratie antaluñu ko pourtant ñun suñu constitution yi leer na nañu fexe tamit ñi nga xam ñoo ñuy jiite ñu respecter suñu constitution yi parce que ñun ñoom nañuy xool ñeneen ñi tamit si ñoom nañuy xool pour wax ñun ñan nañu doon donte la ñun doonuñu ko kon doonin wi nekkin wi nañ ko defaraat dëgg la mais même sax si wàllum koom dëgg la gis nañ aussi par exemple kaaw Sénégal puissance étrangère yi ñu fi bëri am fi doole ci wàllum koom xam nga loolu débat la boo xam ne la amoon nañ ko daaw oui alors débat boobu est-ce que waru woon nekk relation boobu mu nekk ay partenariat gagnant-gagnant ndax dañ seetlu ni aussi fii puissance étrangère yi am nañ fi doole trop loolu ñu bëri ñu ngi koy yàgg kaas est-ce que jotul ñu xoolaat tamit suñu accords yi ak diggante ñu nekk tubaab yi accords yi dañ ko war a xool muy accord de pêche yi xaw ma si lépp mais accord de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal il faut que war nañ mën a négocier ba amaat si lu gën a ëpp waxuñu ne bu ñu ñëw mais suñu ñëwee ñun nañ fexe ba ñu ci mën a am ba nga xamante ni maanaam ñu bañ a gaañu merci beaucoup très bien mën nañ ko def aussi ci agriculture même chinois yi di ñëw nii du rek aussi nit ñi bu ñu égoïste parce que 300 francs bi ñu lay jox tax nga rey ñeneen mooy problème bi amoon ci ak yeneen du ma citer détails yoo xamante ni comme amuñu jotu aller jusqu'au bout damay bañ a péjoratif mais lii am te am lii mbir tey mbir mooy dama ne
Afrique surtout waa Sénégal mënuñu jël entreprise étrangère yëpp jox leen lépp ñun ñuy wut weccit te ñun nañuy liggéey ñun ñooy def liggéey bi nañ fexe tamit ñun ñu am fay day suñ la joxee liggéey nga nekk ingénieur sénégalais wala un journaliste sénégalais nga def sa liggéey ak professionnalisme loolu mooy tax tamit am na ay dëkk yu ko réussir fii Sénégal aussi am na ay entreprises yu koy def mais tamit l'autre interrogation moom mooy secteur privé national xam nga dañ yàgg wax ni ñoom dañ bëgg discrimination positive alors suñu secteur privé national tamit des fois lan moo tax suñu autorités yi du leen wóoru à 100% entre guillemets wala lan li may wax rek il faut que ñoom aussi ñu jox cër sénégalais xam nga tamit politiciens yi àdduna bi yëpp ñoo yem soo respecté wul sa bopp duñ la respecté laalu moom loo mën a am la il faut que chef entreprise yi ñuy jël xale yi génne école ñi jàngul te mën métier ñu former leen Suisse di ngay gis nii li tax mu développé nii du ne nit ñi ay doctorat nañ def de non là en Suisse ñi am licence motul sax ay 32% de population Suisse waaw muy dëkk bu nga xam moo gën a riche parmi les 8 pays les plus riches au niveau financier tey ku am xaalis tey dem yóbbu ko Suisse cacao ñoom amuñu ñoom bàyyi ko amuñu champ café ñoom ñoo koy négocier lu tax parce que ñoom am nañ fay day dañ naan Alhaji Malick Sy bëri nga xaalis nga ne waaw kaay ma dencal la ko yow gëmloo nañ la ne ñoom ñoo mën a denc xaalis lan moo tax Sénégal banques yi mënuñu ñëfe góorgóorlu ba yow sa xaalis nga dugal ko seeni fii ñoom aussi ñuy génn xaalis bi ñi xale yi ñuy financer seeni ay projet moo gën ñuy seetaan xale mais loolu noonu aussi ñoom si seen dafa bokk si seen fulla ak fayda maanaam denc boobu ngay wax noonu loolu tamit day wane seen puissance ak seen doole dëgg la oui Suisse moom dëkk bu ndaw la am fayda oui soo ñëwee ay xale yu ndaw ngay discuter fi ne da ngay gis ay boy ay milliardaires nañuy doon si tram bi xale yu ndaw non si tram bi nañuy dugg def li ñuy def soo demee seen bureau macha allah c'est que aussi ñun man nee naa Sénégal yéen a ma yar goo xamante ni ñoom ñu fonk ma mais jëlee naa fa tamit si ñoom wàllu humilité organisation boo xamante ni ñun suñ ko amoon te pourtant Senghor yoroon nañu ko bu yàgg organisation et méthode tey temps yi gis naa ay grand yu bind ay contribution wax discipline yu sénégalais ñun yàggoon nañ si wax aussi si continent premier il faut que tamit toog rek di xas nguur gi yomb na de yomb na trop mais yenn saa ku nekk si ñun su sa kër na nga xool li nga xam mën nga ko def soo génnee kër gi biir koñ bi lan nga mën a def bañ a xaar nguur bañ a xaar su ko defee ñun suñu commencé ñoom suñu ñoom Malick Sy seen koñ bi dañu ngay góorgóorlu kon sax fii amoon na lu ñuy wax clean day wallaahi loo xamante ne après peut-être Covid bi moo tax mbir mi xaw a kii loolu aussi dafa nekk initiative boo xamante ni c'était une bonne donc war nañ ko mën a reprendre opportunité bu am solo la nañ ko yeggali léegi xam nga Rwanda nu mu setee dëgg la oui Paul Kagame vraiment dëkk moom macha allah te soo xoolee Paul Kagame man comme damay voyager lu bëri entourage am bi nag sa morom mi ñoo si nekk de entourage am waaw parce que tamit Sénégal sam benn xarit Bamba Ndiaye économiste sénégalais il est très fort moi je l'aime bien et je discute beaucoup avec lui macha allah mu ne góor gi xamuloo ne Sénégal ku am 18 ans tu es vieux ma ne ko mu ne ma les gens dañ koy fàtte mu ne Sénégal moyenne d'âge bi 16 ans la mais fii nit ngay gis mu am 50 ans ñoom kii yooyu di bugg reyanteex booy yi wala nga am dëgg la nag attention ñun suñu aada dafay wekk mag waaye dama ne aada bi nga xamante ni moo la ñaan nga wekk mag aada boobu moo ne la xale su laxasee loxoom ba mu set mën na lekk ndax mag ñi lan moo tax loolu ñu koy teg de côté c'est que africain ñun sénégalais yi notamment parce que damay benn généralisation dañuy am ay or bu dul jeex ñu jël rek benn wàll bi leneen li nga xam ne moo nekk ci côté bi ak li nekk ci suuf xam nga dialectique nga am lu xam ñaari wàll def synthèse
jëlee si xam-xam si suñu yaru africain la mais ñenn ñi fii dañuy jël li leen intéressé. à mag ñi ñun ñooy mag ñi. d'accord mais bu fekkee mag la boo xam ne tout je suis désolé. tous les vieillards comme disait mon ami Mamadou Diouf ne sont pas des bibliothèques. am na mag ñoo xamante ni jaruñu topp. mais tamit macha allah. am na xale yoo xamante ni ñu ngi def liggéey bu rafet ñooñu nañ leen encadré. effectivement ñoom aussi bu ñu fayti. waaw parce que il faut que mag ñi dëgg la. parce que man wolof yi dañ ne wax ne ñu ne xale su fekkee liir su fekkee fecc bu rafet mag ña ñëw tee sa mbagga ya loolu mooy lan vivre ensemble kii moo am doole kii moo am xalaat wala kii moo ñu àndandoo loolu mooy vivre ensemble xaw ma lan moo ñu dese si temps mais dama bëgg tamit gërëm non des na loolu peut-être dal si ñëw si dernière partie bi alors dialogue des civilisations ak place tamit place su Afrique ci 21e siècle mu nekk tamit domaine bi nga xamante ni daf leen soxal yéen ñi nga yow mi nga xamante ni yow yaa initié gingembre littéraire waaw parce que loolu cycle conférence boo xam ñoom ñu ngi ko ubbi woon ñun 2012 yàlla na ko yàlla yërëm sama xarit sama mag professeur Iba Der Thiam grand historien maa ngi koy jaale waa Sénégal jaale ko président jaale ko waa culture yéen journalistes yi xam ngeen ko bu baax Iba Der Thiam ñëw fa traité lan mooy l'homme noir gis nga une Nations Unies ma su fa am un intellectuel de cette dimension ñëw toog wax tubaab yi lan mooy civilisation lan la adduna bi yoreel Afrique salle bi fees del nit ñi di tàccu cycle boobu car Boris Diop bi ngeen xam Awa Marie Coll Seck Anne Cécile bii war a ñëwaat Sanu Mbay ak aussi ma jël yeneen journalistes européens teg leen ak ambassadeurs yi wax leen mais parce que Afrique day dellu si li nga question bi nga laajoon sànq si wàllu souveraineté xam nga nit ki soo moomul sa bopp amulay fayda nangu moom sa bopp dañuy ñëw moom la te adduna bi masul nekk te Afrique nekku fa te adduna bi du mas di doon tey wala ëllëg te Afrique nekku fa mais nag na africains yi xam seen bopp suñ ko deful tubaab dañ naan vous êtes le continent de demain non nous sommes le continent d'aujourd'hui comme disait le grand Macky Sall alors soo dajalee boroom xam-xam yi yëpp ñoom ñu waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum Afrique quand même dinañ fi esquisser ay piste de solution jëm ci wàllum suñu nekkin suñu société bi nu mu tëddee wallaahi moo tax ñu wut un rapporteur général li ñu defoon foofu Suisse li ñu defoon ak ñoom Souleymane Bachir Felwine Sarr Sissi Ngom ak tant d'autres Alpha Mamadou Diallo bu Nations Unies journal ak ñeneen loolu nañuy boole li ñu defoon Saint-Louis li ñu defoon Dakar li ñu defoon Rufisque ak bu Casamance bi nii dañ koy génne livre bu mag Amor El Foutiyou Ba am na c'était haut commis de l'État moo doon rapporteur général bi panel bu ñu def bu nekk am na un rapporteur bu ndaw suñ paree yëpp nañuy dajale ne fii lii nañu waxtaanee Casamance jox ko leen yéen journaliste parce que nag kenn mënul tas xibaar ko ëpp doole yéen ñi ko xam di ko wax di ko segg yow yaa ngi si biir si nga bokk na taskatu xibaar na loolu aussi dafa mat a leeral jërëjëf merci beaucoup macha allah def ko aussi sous forme de livre ku mel ni Abdou Ndoukou Ndaw moom aussi ancien Gaston Berger la ñu nga fa waa SAES yi mooy enseignants yi xoolal tey ren gingembre bi chance bi ñu am le grand syndicat autonome des enseignants du supérieur le SAES ils sont co-organisateurs ak ñun très bien moo tax sama yaram dafa daw quoi enseignants yëpp parce que gis nañ aussi li ñu defoon Saint-Louis ak Dakar ñoom ñëpp si taxaw ne lii suñu yëf la te am na ay professeurs yu nekk ca université Assane Seck bu Ziguinchor yi nga xamante ni bokk nañ si gingembre ils sont ay 6-7 yoo xamante ni ñu ngi si biir panel yi très bien dem naa fa taayale def mission waxtaan ak ñoom mais aussi la plateforme femme bi ñoom Ndeye Thiam bi nga xam Isoforal mais aussi gouverneurs yeex les points focaux am na ñu ñuy jàppale foofu association yi duma aussi fàtte parce que c'est important pour la première fois waxoon naa ko mais dama koy réitérer ministère de la culture Abdoulaye Diop
a pris ça très au sérieux nee na l'année prochaine il faut que le Sénégal inscrire le gingembre dans l'agenda culturel sénégalais. très bien mu nekk lu am solo alors lii yëpp su ma la dégloo bu baax. El Hadj Gorgui Wade Ndoye dafa mel ne da nga bëgg ñu rendre Afrique. sa justice ba pare comprendre Afrique ba pare respecter ko. macha allah. loolu la mais vous avez tout résumé là moom lu ma si waxaat yokk la Malick merci non mais loolu la il faut que ñu rendre justice à l'Afrique xam naa suñu grand Boubacar Bory Diop su lee déglu di dox mais kii xanaa dafay lire samay article mais il faut rendre justice à l'Afrique parce que Afrique ñun bugguñu ku ñu yërëm affaire bi du affaire yërëm affaire bi wax nga ko léegi win-win la te pas Wade le professeur Abdoulaye Wade que je salue au passage mais il a toujours théoriser ça. Effectivement. Gagnant. 50-50. 50-50 ñun suñu ñëwee indi na dañuy defar tali wala dañuy defal terre ñun ñu indi suñu xaalis ñoom ñu indi seen xaalis war nañ mën a séddoo nag ku nekk am li nga am. lan moo tax ñun ñuy liggéey ba sonn tubaab bi di ñëw di lekk di dem ba pare di ñu xas loolu moo war a dañ parce que am na ñun racisme warul am ci benn côté. mais nit ki. soo ñàkkee fayda de trop dafay yaakaar ne ni mu la doonoon dans la note noonu la war a continuer di la note te soo gën di ñàkk fayda di sëgg moom na mu nekkoo ndax yow lay wéy di doon ndax yow ndax la muy am dama koy wax fii mu leer France tey jii économie soo si dindee Afrique dina am ngan di problème yoo xam ne kenn du ko waxati na leer nañ ko wax si kaw su ko defee ñun ñuy ñaan waa France yi nga xamante ni tamit ñoo bokk une bonne partie de notre histoire nañu xoolaat seen histoire ak Afrique les tirailleurs histoire bi mu ngi nii yeneen ak yeneen suñu maam yi ku si nekk fii am nga ko xam demoon nga jël sa deret ngir la liberté du monde kon africains yi mos suñu toog di xaar africains yi ñu ngi liggéey demal si marché Sandaga Tilène ak feneen ak suñu yaay yi dañuy teel a jóg macha allah. te balaa ñuy soog a jóg. ay 4 heures du matin 5 heures. bale nañ kër ga bale nañ seen buntu kër. yanu lu ñu am indi. kenn gënul gore africain mais nañ gën a am tuuti fedd te aussi ñu yërëmante suñu biir. waaw surtout ça. problème bi nag. foofu loolu mooy suñu cat. xam nga grand bi wax léegi Italie ba nga koy remercier. problème mu diaspora bi aussi mooy que Malick wala góor gi day def affaire bu rëy ku nekk non. ku nekk na ñëw xool lan la si mën a def mu jàpp mu dëgër. critiquer wax naa moo gën a yomb mais defar ak a jafe yal nañu yàlla may. xelu ak xalaatu defar. alors sànq junñi nga France El Hadj Gorgui Wade Ndoye mais su weesoo France. da nga bokk si ñu gëm ni le monde ne se fera pas sans l'Afrique. jamais c'est impossible. c'est impossible parce que tamit xam nga nit ni mu taxawoo nii. lan moo tax ñu mën a taxaw colonne vertébrale. ma ne Afrique mooy colonne vertébrale adduna bi non seulement ñun ñooy berceau de l'humanité mais nous sommes aussi la colonne vertébrale de cette humanité ñoo ko doon yaay adduna bi ñoo doon magu adduna bi ñoo àndax adduna bi ñoo mujjee adduna bi soo génnee nit ku ñuul si adduna dara dootu fi des si wàllu woo mën a jël au niveau scientifique au niveau politique au niveau culturel ak loo mën a wax si adduna mënoo si génne Afrique Sénégal li feeñ maa ngi gis taay xam nga li ngeen tuddee buzz. ba Senghor daan wax naan ay béy bi mu laajte def dans 3 ans dinañ exploiter pétrole bi. xam nga loolu da nga war a ngeen wax seen chercheurs yi ak seen journalistes yi soog a commencé. nañ ci def recherche. pourquoi Senghor bi muy dem. moo demal boppam. mais lan moo tax bi mu demee si Serigne Ndiaye Sané yooyu ak Tivaouane ak feneen Touba ne leen day dem ne leen sax Sénégal dinañ exploiter pétrole dans 3 ans. lan moo tax amul parce que tamit tubaab yi surtout France saa yu ñun ñu jógee pour gën a moom suñu bopp ñu am lu ñu def te ñoom sooy góorgóorlu nekk président soo amul fayda dañ la fiy jëlee teg fa keneen mais moo tax ma ne nañu wax président africain yi nañu am communication bu oyof ak seen nit parce que sa nit bëgg la moo gën lépp. mu nekk lu am solo am na suñu téléspectateur bu nekk si ligne bi xam naa ni suñu téléspectateur bu mujj lay doon ndax daanaka lu ñu desee bëriwul allo. Je voulais participer à l'émission. allo. Je voulais participer à l'émission. bismillah ñu ngi lay dégg kilifa gi fa nga ñu woowee. maa ngi wootee Ndar. Ndar bismillah ñu ngi lay déglu. damay gërëm je suis un
de l'UGB. L'ancien travailleur de l'UGB. oui mu lay dégg. am fierté rek. parce que kii di wax bu ñu xamee ni ñuy Ndar la jàngee rek. kàddu gi leer rafet. te ñu xam ko mu ñëw université sa boobu. nekk xale bu ndax am fayda am fulla. moo ne ko ba léegi kon nag ñu ngi ciy kontaan. vraiment ñu ngi koy gërëm di ko sant. di ñaan lii mu commencé yàlla na continuer. amiin di la gërëm baax di la sant kilifa gi alors El Hadj Gorgui Wade Ndoye waxtu bi simili yi jeex na dama lay bàyyi rek nga fàttali programme bi le 4 et le 5 très rapidement. ma gërëm kii doon wax léegi parce que ñun Ndar xam nga foo jàngee nekk fa étudiant. daf lay marqué. te Ndar daf c'est dans notre cœur. programme bi daal ajjuma bii la. tisbaar 15h. Alliance française nañuy commencé ak ñaari panel yi. léegi nag comme ni ñu defoon Tëngéej jigéen ñi nañuy yëkkati panel bi jëkk Casamance terre des femmes. suñu paree nag ñu def le grand débat Covid 19 bi lan mooy ci Palace Afrique. suñu jógee nag Ziguinchor. ëllëg sa ñu dem Sédhiou. Sédhiou nag lépp li nga xamante ni wàllu brassage culturel la. foofu la ko borom xam-xam yi incha allah di waxee. di leen gërëm yéen ñi ñëpp nga xamante ni am ngeen confiance ci ITV. di leen gërëm yéen tamit ci gëdd bi ngeen jox programme bi. parce que kii la invité yëg na la te pour nga yëg ñun ay journalistes nañ parfois c'est sans intérêt xam nga lii sax ma invité 45 minutes dafa bëri. kon fekk na yéen seeni kilifa yi waa kër gi maa ngi leen di gërëm yow mii ñu invité. diriger débat bi nii def say ay recherche. parce que c'est ça aussi parce que nit invité ko ba pare xamuloo lu muy def parfois da ngay dem rek. mais après da ngay génne tu es un peu déçu mais doo ko mën a wax. waaye nag maa ngi lay gërëm bu baax sa liggéey rafet na. merci beaucoup di remercier ñi nga bokkal liggéey bi technique bi ak ñoom ñëpp. di leen ñaanal yàlla di ko ñaanal suñu bopp yàlla dolli def jàmm ci Sénégal. lépp loo xamante ni musiba la yàlla na fi jóg. amiin incha allah barkal xoo amiin jërëjëf El Hadj Gorgui Wade Ndoye la mu nekkoon donc El Hadj Gorgui Wade Ndoye nekk journaliste naka noonu mu nekk fondateur bu magazine panafricain bu ñuy wax Continent Premier naka noonu El Hadj Gorgui Wade Ndoye moom mooy initiateur bu gingembre littéraire mbokk téléspectateurs yi yéen tamit amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu.